dafa am benn boroom xam-xam bu mag ci tariixa bi bu tudd Sidi Mohamed Nazif yi mu ngi dëkk Marrakech. dafa taalif benn téere bu am solo ci tariixa bi bu ñuy wax tiibul faaya ci salaatil faatihi lay wax. foofu noonu mu ngi fay conseiller ñi nga xamante ne am nañu ndigal ci salaatil faatihi mu leen di wax ñu téye ko bu baax te di ko jàng te ñu fexe am teggin yi mu laaj. nee na soo ko defee yàlla dina la ubbil bépp bunt te dana ànd ak ay leer ak ay secret te du nekk luy yàgg noonu sax parce que ay mbiram nee na gaaw na moom salaatul faatihi parce que bunt la pour dem ci yonent bi saa sallam. nee na gisul jumtuwaay buy jegeel nit yonent bi saa sallam bu ëpp doole salaatul faatihi. nee na gisu ko moom góor googu mu ne doy na ci exemple ne moom salaatul faatihi kifaaya la anil azkar bi asriha yëpp mën na remplacer kii wirdi yëpp moom salaatul faatihi yu guddi yi ak yu bëccëg yi te loolu lu yéeme la. parce que dafa am benn bés Seydina Cheikh radiyallahu taala dafa bindoon benn lettre boobu dafa réeroon ci majlisu ilmi bu Faas liñ ko mujjee trouvé mu ngi tudd Ar-Risaala Shaafiya. Cheikh moo ko bindoon di ci wax taalibe yi ni ñu war a toppatoo seen wàllu jaamu yàlla mu leen di digal ne leen lépp li gën ci sikar bu nit di def ci kaw suuf bi ci gën mooy téere yàlla bi mooy alquran. na nga teggin yi nga jàng ko comme ni mu ko li mu laaj moom alquran. waaye mu ne su fekkente ni nit ki amul teggin yu mat yoo xamante ne dina def alquran teg ko fu mu tegu di jànge alquran li alquran laaj ci ay teggin ak ay melokaan nu nit war a mel. neen su fekkente ni nit ki am na ko mu def ko mais su ko amul na dem uti ji salaatil faatihi bëri lu mu koy jàng di góorgóorlu di dem di laal téere boobu di ut ko jàngal ba kere mu ci ñëw comme ni ko yàlla bëgg di ci dugge noonu. waaw nee na dina dimbali nit ba nga am loolu teggin yi alquran laaj. nee na loo jàng salaatil faatihi yàlla dina la jàppale ba nga mujj ko am te loolu am gis nga am na solo trop. donc salaatil faatihi dina dimbali nit ci sa jaamu yàlla rafet lool surtout alquran boobu parce que dafa laaj ay teggin. waxul ne alquran salaatil faatihi moo ko ëpp doole mais dina la dimbali pour nga jàng alquran ni ko yàlla bëgg. te li gën a yéeme encore ati ci salaatil faatihi mooy nit ni muy jegee yàlla ci 24 heures yi ci ak jaamu yàlla alquran ak ni muy wirdi ak yeneen ak yeneen salaatul faatihi da ciy dimbali nit. ñu ne doy na ci exemple lu ñu al maqamat salaas maanaam islam dafa am ñetti station yu nit war a jaar. bu njëkk bi mooy al islam, bi ci topp di al iman, bi ci topp di ihsaan. ñetti station yooyu bu ci nekk am na ñetti barab yu nekk ci biir yoo xam ne dafa tëju. moom salaatul faatihi daf koy ubbi yooyu te daf lay jàppale ba nga traversé bu njëkk bi jóge ci islam dem ci iman ba mujj nga am ihsaan boobu mooy dernière étape bi. mu ne bu njëkk bi islam nit ki bu jëlee wirdi bi nekk di wirdi comme ni mu ko defee Shanqiiti mooy nettali nee na di nga jëkk jot ci maqaam bu njëkk bi station bu njëkk bi islam di nga fa fekk lu ñu at tawba. da nga tuub bàyyi lépp loo jàppoon ci lu bon nga dégmal loo xam ne lu yiw la ak lu baax ak lu sell. boobu mooy première station bi mais dafa tëju boobu. mais salaatul faatihi gis nga moom day ubbi toujours lu tëju. gis nga allahumma salli ala il faatihi lima ughliqa kii tijji lu nga xam ne dafa tëju woon. donc dina la ubbil station boobu compartiment bu njëkk moom taw mooy nga tuub. boo ko réussir di nga dugg ci beneen buy naan al istiqaama mooy nga tegu ci yoon wi baax. boobu aussi bu la yàlla jàppalee ngay liggéey salaatul faatihi di góorgóorlu di nga am istiqaama man di nga jékki-jékki tegu ci yoon. te boo tegoo ci yoon di nga mujj am lu ñëw at taqwa moom mooy dernier compartiment bi ne ci station bu njëkk boobu mooy islam. ñeneen nañ salaatul faatihi da lay jàppale ba nga génn ñett yooyu ci jàmm ak salaam pour nga mën a dugg ci beneen station bu ñuy al iman. iman moomu aussi ñetti kii moo fa am comportement al ixlaas as sidq ak tumanina. bu njëkk bi mooy nga sellal bi ci topp mooy nga dëggu
bis topp mooy nga am ak dal. loolu yëpp salaatul faatihi da lay ubbil bunt yooyu, ñetti bunt yooyu, ixlaas ak sidq ak tumaanina. boo ko génnee nag di nga dugg ci troisième bi et dernière station bi mooy al ihsaan. foofu di nga fa fekk lu ñu al muraqaba. da ngay gis nit bu fa duggee da ngay gis day mujj di fegu lool ba nga yaakaar ne moom sax bëggul lekk gi, fekk dafa wóoluwul ndax ni mu dëgmale boromam moo ko indi loolu. muraqaba da ngay mujj di seetloo ne même doo tooñati, doo wax lu ñaaw, doo jëw nit bu fi nekkee ak bu fi nekkul ak yeneen yooyu day def si loolu si nit. mais salaatul faatihi gis nga jëlee na la ci ñett yu jëkk yi indi la si ñett yi si digg bi yëpp mu génne la ci. moom da lay dimbali ci station yooyu, loolu lañu wax. ba troisième boobu muraqaba boobu fagu boobu mu jég nga am lu ñuy wax al maarifa, nga mujj am aussi savoir. yàlla da lay mujj di la xamal ndànk-ndànk. soo téyee secret bariwuloo commentaire mu lay dolli ndànk-ndànk ba ngay am ba mujj nga am bu dernière bi mooy al mushahada, mooy nga jàkkaarloo nu sa borom bëggee sa mbir. te loolu ñetti station yooyu salaatul faatihi nee na day dimbali nit pour mu am ko. te loolu am na solo lool, te aussi yombul feneen si beneen domaine nga amee ko fa bu walis salaatul faatihi. donc salaatul faatihi am na solo. moo tax Seydina Cheikh wax ne inna haadi salaa mooy salaatul faatihi laa taqumu laha ibada. nee na gisul jaamu yàlla bu réy ni moom gisu ko. benn per bi la wax, nee na gisu ko par rapport ak yeneen ni nga jàng ko benn yoon. nee na gisu ko daal dafa réyaay boo xam ne moom Seydina Cheikh li mu ci wax yëpp wax dëgg yàlla daf ñu ubbil bunt pour ñu bëgg salaatul faatihi et puis di ko jëfe bañ ko sàggane. mu ne nag bu fekkente ne benn bi rek, nee na benn per bi rek gisul jaamu yàlla bu day noonu boo xam ne benn nga ci jël mu jox la lii bu mal ni salaatul faatihi bëriwul. mu ne kon nag ki ci def lu bëri kooku ban fay lay am. xam nga loolu aussi lu yéeme la. saaxibil mizaab rahma, kii liggéey mizaab rahma, dafa wax ne inna haadi salaata al azima. mu ne bii salaatu muy salaatul faatihi salaatu bu mag la boo xamante ni ishtamalat alfaazu ala fawaida wa asraara. nee na dafa am ay alfaaz yi rek, mu ne baat yi dafa am ay njariñ ak ay secret yu bëree bëri. du ko mën a leeral noonu trop, mais nee na gis na ci ay secret ak ay njariñ yu bëree bëri. ba ci xaraf yi rek, nee na xarafu salaatul faatihi kazalika laha min al maani ma laysa lahu inxisaar. am na ay maana yoo xam ne benn xaraf am dafa bëri ay maana yoo xamante ne mënu ko takk ndax bari waay. ndaxte di nga ci fekk ci biir basmala, da nga koy fekk ci biir bismillahi rahmaani rahim, da nga koy fekk ci biir fatiha basmala bismillahi rahmaani rahim, da nga koy fekk ci biir salaatul faatihi. te aussi du jarul sax sori, Seydina Cheikh wax ne ismullahi al azam bu mag bi ñëpp di wër mu ngi ci biir salaatul faatihi. donc boo waxee loolu rek da ngay jeexal li nga doon wax yëpp. te gis nga dafa am ay xuruf yu si répété wu. lu mel ni xaaf dafa ñëw juróom-ñetti yoon ci biir salaat 8 fois. te aussi pour ñi nga xam ne def nañu xilmul xarf, xam-xam boobu ñooy xilmul xarf, dinañu la wax ne la xaaf lii ak lii xaaf lii. donc moom indi na yooyu yëpp te répété wu na. donc yooyu yëpp day wane ne salaatul faatihi dafa am ay mise boo xamante ne bii daanaka dafa yéeme lool daal ci gàttal. te aussi li Seydina Cheikh aussi dafa xaw a tënk nit ñi. li mu wax ne 8 degré la, juróom-ñaari kenn waxu si, dañ ko nëbb, benn rek lañ ci wax. li tax ñu nëbb lool mooy dañuy bañ nit di abuser ak yooyu. loolu lay war a doon, parce que nit ñi suñ leen ne leen yàgg-yàgg di nga dem aljana ak loo mën a def, kon dañu mujj bàyyi lépp luñ doon def di def lu leen neex. xam naa loolu mën na nekk aussi mooy sabab 8 degré yooyu am. 7 yi ñu nëbb ko, benn bi rek lañ ci leeral pour bañ nit ñi naagu noonu. dafa am benn bés Seydina Cheikh radiallahu taala anhu yont bi feeñu ko. bi mu ko feeñoo mu wax ne ko Sidi Ahmed Tidiane, li ma lay wax te bëgg ko mooy dama bëgg nga leeral ñi nga xam ne ñoom la yàlla booleel, nga leerale leen salaatul faatihi ak martabaam zahir bi ak martaba bu baatin bi mu am.
fatiha aussi nang leen leeralal martaba bu zahiram ak martaba bu baatin biiram ak biteem bu fatiha ak salaatul fatiha biiram ak biteem nga leeralal leen ko sa gaay ñi nga xam ne ñoom la yàlla àndal bi cheikh jotee information ñëw ci xadaratu nabi dafa gaaw commencé mooy li mu wax ni yëpp salaatul fatiha boobu la commencé di ko leeralal nit ñi parce que bu jëkkoon da ko doon liggéey xëy na du ko nëbboon ko noonu mais bi ko yonte waxee loolu mu def nag benn gëstu si boppam dal di ko étaler nag pour nit ñi jariñu si salaatul fatiha mais da ko tàmbaleeg benn introduction bu ndaw di wax mu ne inna arwaax al mawjudaati kulliha naatiqaha wa saamitaha mu ne mboolem créature yi ruuxu créature yi am ci globe bi moo xam yooyu dañuy wax wala dañu noppi wala dañuy yëngatu wala dañu am ak dal maanaam li mu ci jublu mooy ne montagne ak xeer ak nag ak nit ak garab mu ne yooyu yëpp ay mbindeefu suñu borom subhaanahu wa taala loo si gis rek mu ngi yëg la preuve dañuy sàbbaal ñooñu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi amul dara loo xam ne ci kaw suuf lu dul day sàbbaalal borom subhaanahu wa taala lu mu si mën a doon nag te ñoom ñëpp ñoo yam te ay mbindeef lañ si kanamu suñu borom subhaanahu wa taala loolu la Seydina Cheikh wax nee na ñoom ñëpp nag yeeg xar yeeg bëy yi ak xeer ak montagne ak garab ñëpp si kanamu yàlla Seydina Cheikh nee nañu wax ay mbindeefam lañ koy xool parce que gis nga am na bés Uhud benn montagne la bu nekk Médine yontu saa sallam mas na ci yéeg mook ay ñaari saxaabaam wala ñett moom dafa tremblé moom montagne boobu yontu saa sallam wax ak moom ne ko Uhud dalal yonante moo ne si sa kaw ak ay siddiq maanaam ay nit ñu baax mu doog a dal te wax na ci irhasaat yi mu doon am moom si début bi muy doog a jot yonante bi ko yàlla yónni màkk am na benn xeer bu mu daan romb mu koy nuyu wax na loolu xadis ñëw na ci leer na donc gis ne kon montagne boobu am na lu muy yëg mu ngi noonu tremble te aussi day sàbbaal xeer bi aussi bi ko nuyu noonu ci màkk aussi boobu muy tàmbali jot kii Jibril di ko indil risalaam bi da ko doon nuyu donc loolu mooy wane ne mawjudaat yooyu yëpp dañu am luy nekk seen biir maanaam lu mel ni ruux loo xam ne ñoom dañuy yëg di sàbbaal ku taxaw seen kaw ñoo xam ne diw la dañ lay nuyu ak yooyu donc ñooñ ay mbindeefam lañ la Cheikh wax nee na moom li leen différencier mooy yaram bi mu dugg bu fekkente ne ruux bi dafa dugg ci doomu aadama da ngay gis mu commencé di wax nee na di yëngatu di xalaat di ibdaa am créativité lu nekk mu koy def mais bu dee ci xeer la dugg xeer boobu danaan teg mën naa am sax mën naa am def na fa 100 ans wala mën na fa am sax boo demee bi yàlla bindee suuf ba léegi xeer boobu mu ngi foofu di sàbbaal boole si montagne bi Uhud boobu aussi ba ko yàlla def ba léegi mu ngi sàbbaal ba rom di ko jaamu donc ñoom ñëpp ay mbindeefu yàlla la loolu nag la Cheikh wax ne maanaam loolu xam loolu montagne bi ak xeer bi ak nag boobu ni ngay mën a idraake ni ñuy jaamoo yàlla Cheikh nee na loolu ñëpp mën ñu ko xam lu néew ñoo ko xam yonent yi ñoo xam loolu ak axtaa bi siddiq yi nee na awliyaa yi sax mënuñu xam nan la xeer di kiiwel mu wax loolu daal ne yàlla da leen nëbb processus boobu nu muy demee waaw tuuti si ay mbindeef ñoo xam loolu la Seydina wax Cheikh wax radiallahu taala anhu te bokk na ci ngëneeli salaatil fatihi képp koo xamee yaa ngi liggéey salaatil fatihi nga def benn ci li nga xam ne day màbb jëf nee nañ bu boobaa yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dina la baaxee ak jàppandil bu fekkee yaa ngi liggéey salaatul fatihi ba xëj na loolu doo si dal wala bu fekkee dal nga ci aussi tàbbi nga ci aussi yàlla dina la suturaal ba nga génn ci nit ku nga xamante ne kii dafa def ridda xëy rek ne moom diine ji daal doyatu ko naa nga dafa yàq jëf yëpp mais xëj na ku tey salaatul di ko liggéey niñ la ko wax am si ndigal loolu xëj na du la dal wala su la dalee aussi yàlla dana la suturaal ba doo sa tàbbi na muy yàqoo carrément loolu lañ ci jublu ne salaatul day dimbali noonu te aussi adamul adab ma rasulullah ñàkk tegg yonent bi aussi day yàq jëf ak oj bu maanaam nga yéem sa bopp koo gis yaa ko defee ne yaa ko gën
koo gis rek nga ne kii moom dara du dara man maay lépp loolu aussi day def baaxul. ak tarku salaat al asr tàkkusaan aussi jot nga xaar ba tàkkusaan jot nga bàyyi ko foofu dem doxi la la neex ba guddi nga doog a ñëw day yàq jëf aussi. tàkkusaan mooy salaatul wusta da fort trop. ak xasful muhsin benn ndaw su baax su sell nga ñëw wax ko wax ju bon joo xamante ni da ko topp ba ñëpp di wax ni kii njaalookat la nangam loolu aussi day yàq jëf. mais nag yooyu ñu la wax noonu yëpp képp koo xamante ni kii yaa ngi saxoo salaatul faatihi di ko liggéey yàlla mën na la suturaal ba xëj na aussi doo def yooyu muy muhbitaatul amal yooyu nga xam day yàq jëf day màbb lépp loo defoon. maanaam lekk lu xaraam loo xam ne yow leer na ne lii yàlla bëgg ko dafa xaraam nga dem di ko lekk aussi ba pare ñëpp teg si bët nga beñ te xam nga ko aussi day yàq jëf. donc salaatul faatihi gis nga am na njariñ loolu mën na dal ku ne te ki saxoo salaatul faatihi yàlla mën na ko suturaal ba dina génn ci loolu tranquillement alhamdulillah bi fi yàlla defee loolu ci kaw suuf. wa sabata an mawlana cheikh seydna cheikh radiyallahu anhu wax na ne marratal waaxida benn peru salaatul faatihi day raxas nit ci bàkkaar moom moo wax loolu. mais liñ ci jublu toujours pour ñu bëri xamuñu ko mooy salaatul faatihi boo xam ne dafa ànd ak ahd maanaam yow da nga jël wird wala da nga dem ci mag mu baax mu jox la ci ndigal moom moo amee doole boobu. mais beneen salaatul faatihi boo jàng te amoo ci ndigal da nga fekk ci këyit ñu bind ko foofu wala ci téere yi nga gëstu ba jot si mokkal ko boobu mën na am du def loolu mais aussi dina la defal li salaatu al nabi di def waaw. maanaam dina la jàppale di la teg si yoon ba mu xëj na nga mujj gis koo xam ne dana la jàppale nga am si li nga xam ne moom la si ñi am ndigal am. wax na aussi moom Seydina Cheikh nee na benn lettre encore bu mu bindoon ay fuqara ne leen salaatul faatihi na ngeen xam ne moom day jàppale nit pour affaire yu bàkkaar ngeen mu waxaat ko encore mu ne ndaxte jamono bi ñu nekk nii bàkkaar dafa bëri waay boo xam ne dafay sottiku comme taw te kenn mënul teqal ko bàkkaar ndax bëri waay bàkkaar ci jamono bi mën loo ko daw fekk foo nekk rek dana la fekk. mu ne na ngeen bëril loolu leen di jàng mu kafiraati zunub loo xam ne day raxas nit si bàkkaar. wa akidu zalik li ci gën a am solo ci yépp moom mooy salaatul faatihi lima ughliq ndax moom bu ko nit di jëfandikoo du bàyyi bàkkaar bu ndaw du bàyyi bàkkaar boo xam ne dafa invisible lépp dana ko raxas nit. donc loolu am na solo. salaatul faatihi liñ ciy wax moom mooy ci gàttal nit dafa war a jóg fekkente ne am na wirdu tarixa bi dafa war a jóg dem gis muqaddamam mu utal ko lim boo xamante ne da koy def en dehors lazimam ak wasifaam boo xam ne da koy def suba ngoon wala mu am waxtu woo xamante ne da koy def ci journée bi te loolu Cheikh moo ko wax nee na ut benn heure ci journée bi ci 24 heures yi boo xam ne ginnaaw wérdu yi laazim bekki mu dem jël ko di liggéey salaatul faatihi ndax bu boobaa day am doole lool parce que yow génn nga yi nga xam ne mooy laazim ak kii da ngay def lenn loo xam te loolu day dugg ci shukr da ngay sant te yàlla da fonk trop sant parce que boo ko defee rek nee nañ day ubbi sa diggante ak malaaka yi yàlla di wan malaaka yi li ngay liggéey ñoom it ñuy ñaan yàlla pour mu defal la lu baax defal la yërmande defal la aljanna defal la lu bari donc nga xam ne wérdu boo xamante ne en dehors lazim ak wasifa dafa am doole trop surtout bu dee salaatul faatihi la wala alquran wala istixfaar